بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk julli ñu leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokk julli ne tey suñu waxtaan mu ngi jëm ci tubaab bi nga xamante ne ñu bari ñi nga xam ne dañoo dégg français dañoo naagu ci ay mbiram bal sax ñu bari ñi nga xam ne dañuy woote woo sunna boo xoolee seen statut ak seen ji yépp dañuy faral di déglu waa ji léegi nag incha allahu taala dinañ indi ay mbiram teg ko ci taabal bi xool ba xam sunni salafi dina mel nu mu mel sikk saka amu ci dinañ ñëw léegi leer bokk jullit yi mooy kan ki ñu wax Nader di ko wax Abu Anas lii nag xam ngeen ni fan yi yàggul dara ñëwoon na fii Sénégal dañ demoon na Mali demoon na Côte d'Ivoire léegi nag li leen dese mooy ŋàcc jullit ñi ñëw fii di def ay waxtaan ñuy fayloo jullit ñi naan da ngeen di fay 1000 francs pour participer ci concert ci suñu waxtaan des fois ci ay stade ci ay kii salle yu mag a mag la comme ça stade ci la ñuy dem nga gis nit ñi di yuuxu comme ay woykat bu ñu duggee ci seen concert yi déglu leen lii mooy publicité bi nga xam ñu ngi ko def déglu leen. Dis-moi, lui là c'est qui? Et lui là? Il informe que ceux-là ils viennent en Côte d'Ivoire ici le 14 décembre. lii mu ngi amee Côte d'Ivoire le 14 décembre 2025 mu ngi amee Côte d'Ivoire. waaw ci seen conférence dañuy woo benn waaye boo xam ne dañuy wut reetaan loolu nit ñi xam ngeen ni yooyu daganul ci islam mooy taxaw di wax loo xam ne xasdul ay saaru théâtre yi di fen yooyu noonu daganul ci islam dafa xaram mais ñoom ci seen kii bi dañuy indi benn waay boo xam ne reetaan loolu nit ñi day genre xaw ma humoriste lañu woowee xaw ma mooy genre théâtre kat yooyu rek déglu leen ko mu ngi nii. beneen mbir mi dañoo indi benn néew benn nit ñu ni lii néew la te loolu yëpp ay fen la te loolu daganul ci islam mooy nga indi benn nit nga ni néew moo nekk fii nii te yàlla xam ni du néew loolu yëpp ay musiba la. Chaque homme dira là-haut. kii benn tiktoker la dañ ko xam ci tiktok bi moom lañ indi moom tamit muy def show am mu sol maillot Côte d'Ivoire gars yi yuuxu jigéen ñi yuuxu ñëpp yuuxu benn daal benn woykat moo ñëw di def concert dugg ci concert bi gars yi di yuuxu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. xam ngeen lii moom lu ko wutee concert bariwul de lii lu ko wutee concert bariwul de mu ngi noonu daal. doy na waar mbokk jullit ñi. kii bokk na ci jógeen France ci la ñuy wax Mahdi mu nekk ko xam tamit ku siiw la ñu bari dañoo naawu ci moom waaye nañu déglu ndeysaan gis ngeen wallahi yàlla may fiqhu fi diin yàlla nañu yàlla comprendre diinam waaye ñu bari dañoo naawu ci ñii te yàlla xam na ni day doy na waar daal ngay jële ñii ba France indi leen jox leen xaalis bu bari fayal leen hôtel te wallahi am na ñu nekk fi ñoo ëpp xam-xam 1 milliard de fois waaye ñun lu ñu am dañ koy xeeb dem di yuutu ji leneen loo xamante ne ñi nekk fi ñoo leen ëpp te ñii seen mën a baaxul sikki sakk amu ci ñu déglu ko mu ni nos frères chrétiens dañu déglu ko. C'est un carrefour des civilisations, c'est un carrefour des origines. Il y a de tout à Abidjan. Nous savons vivre avec nos frères chrétiens. Nous savons vivre avec nos frères musulmans. Nos frères chrétiens, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. te suñu borom de waxoon na innamal mu'minuuna ixwa jullit ñi ñooy mbokk jullit ñi waaye nan la chrétien di nekkee suñu mbokk suñu borom subhanahu wa taala mu ni laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasih ibnu maryam ci beneen ay suñu borom subhanahu wa taala mu ni laqad kafara alladina qaalu inna allaha thalithu thalatha suñu borom subhanahu wa taala mu ni inna alladina kafaru min ahli alkitabi walmushrikin fi naari jahannama xaalidina fiha ulaika hum charrul bariya suñu borom subhanahu nee na yéeféer yi chrétiens yi ak juif yi ak ñi nga xam ne ñu bokkaale borom bi subhanahu taala fi wala mu ne yóbbu saxar bi wax jahannam
suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoo gën a yées ci li yàlla bind suñu borom subhanahu wa ta'ala weddi na yàlla ñi nga xam ne Isa yàlla la léegi nag ñii nan lañ nekkee suñu frère ñun ñu ngi gëm Allahu ahad yàlla kenn la chrétien ñu am na ñenn ñoom ci ñu gëm Isa yàlla la am na ñenn ñu gëm yaayam yàlla la ila axiri léegi nga ni ñii suñuy mbokk jullit lañ lii day ñooy gis nga kii mooy Mahdi kii ak kii Abu Anas Nader ñoo àndoon fële ci Côte d'Ivoire fii nag bi ginnaaw bu ñu jógee Côte d'Ivoire fii nag Mali la ñu déglu tamit lu ñuy wax fii ci Mali mooy ticket 1000 francs déglu leen ko. Et partagez l'information. Hafizakumullah wa ra'akum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. gis ngeen ticket 1000 francs ticket 1000 francs mu ngi nii yow yéen a ko gisandoo seen bopp waaw bi ñu ñëw Mali dañuy def kuy bëgg a dugg ci déglu seen waxtaan da ngay fay 1000 francs mel ni ku ñuy nekk ci concert fii nag tamit mooy bu ñu ñëwee fii Sénégal conférence de notre frère Nader Abou Anas à la mosquée Liberté 6 extension alhamdulillah ce fut un moment riche en enseignement déedéet la chaque lii ku wax lii mooy ku xamul rek mooy ixwaan yi ñooy ñu faral di indi ñi wal iyaazu billah déglu leen ko tuuti. kon gis ngeen moom moo nekk noonu léegi ginnaaw loolu bu ñu weesoo ci loolu dafay wax ni Mohamed Hassan Ould Daddah ku sànq kooku ku réer kooku noonu beneen dafa bokk ci borom xam-xam yi gën a mag ci jamono jii nii déglu leen ko. Ils en regardent contre Nader Abou Enes. Il s'agit d'un imam égareur qui interprète la religion à sa manière, ment et fait des éloges à des déviants. Nader Abou Enes est malheureusement énormément suivi. Il suffit de voir cette vidéo. Il fait les éloges de Cheikh Dedew, un individu déviant. Qu'a fondé Cheikh Dedew en Mauritanie. Il s'agit d'un des plus grands savants de notre monde, de notre époque. On parle d'une pointure en sciences islamiques. Il apparaît également dans une autre vidéo avec lui. Voici ce que Cheikh Souleymane El Louhaïli dit. da ngeen neen Cheikh Mohamed Hassan Ould Daddah bokk na ci borom xam-xam yi gën a un des plus grands savants ci jamono ji jamono yi nee bokk na ci borom xam-xam yu gën a mag ci àdduna bi Mohamed Hassan Ould Daddah ci la nekk léegi ñu dégg Cheikh Souleymane Rouhaïli di radd ki nga xam ne Mohamed Hassan Ould Daddah. Son sujet. بل أنا أقول قاعدة إذا وجدت الرجل يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام فاعلم أنه منحرف مثل الددو. Cheikh bi neen képp koo xam ne yaa ngi koy gis mooy nit koo xam bépp nit boo xam ne gis nga ko muy jël def nit di jël benn nit di ko ngandal di ko mettre en lumière ci kanamu nit ñi dina al muhaddis al hafiz al imam ila axiri di ko ngandal di ko ponkal mu ni kooku noonu xamal ni kooku munharif la di jël benn xisbi di ko pompe mu ni ko mel Mohamed Hassan Ould Daddah képp koo xam yaa ngi gis muy taxaw di pompe Mohamed Hassan Ould Daddah naan nga imam la al muhaddis al hafiz kaza kaza léegi nga xam ne kooku munharif la kooku ku jàdd yoon la kon kii nga xam Nader Abou Anas mii ku jàdd yoon la ndaxte Mohamed Hassan ku sanku la danañ léegi ay quelques vidéos am rek pour wane ne sanku bu mu sanku léegi Nader Abou Anas nee na kii bokk na ci borom xam-xam yi gën a mag ci jamono ji nii wal iyaazu billah te jamono ji ku gën a sanku ci borom xam-xam yi ñu woowee borom xam-xam sax parce que kuy taxaw naan montagne Jabal Uhud kooku saxaabi la ci saxaaba yi compagnon yoonu salaasam la bokk kooku ku sanku la ku réer la man li may ñàkk xam-xam li may nekk taalibe yëpp ko xam ne commencé gu ma jàng sax xam naa ne loolu wérul lii nag mooy Mohamed Hassan Ould Daddah moo nekk nii mooy nguur si nii léegi Nader Abou Anas day wax ni kii bokk na ci borom xam-xam yi gën a mag xool leen ni waa Mauritanie dañuy ñëw mu ni moom dafa am barke gém ñëw dafa am barke jigéen ñi mab fu ne ku nekk ñëw di tàllal sa pot mu tuflil la ci pour wane moom dafa jëmam dafa am barke xool leen. Cette association travaille avec le centre de formation des savants qu'a fondé Cheikh Dedew en Mauritanie. Il s'agit d'un des plus grands savants de notre monde, de notre époque. yéen a ko dégg noonu nee ni ko kii dafa bokk ci borom xam-xam yi gën a mag suñu époque bi nekk nii Mohamed Hassan Ould Daddah wala nit ñi ñëw di barkeelu ci ay tuflitam léegi Mohamed Hassan Ould Daddah boobu noonu Jabal Uhud nee ne saxaabi yi la dafa bokk ci saxaaba yoon bi alayhi salaatu wasalaam montagne kooku ci saxaaba yoon salaam la bokk déglu ko. fatwa li yaddaddu wa da jaahil murakkab. nee na Daddah jaahil la xamul dara. إخواني صوفي بالمناسبة عغدت خربانة مرة واحدة تجاني
وإخواني وجاهل. سألوه عن جبل أحد قال جبل أحد صحابي، والله العظيم. كذلك أحد وهو جبل المدينة قال أحد جبل يحبنا ونحن نحبه، فنحن نوقن أنه صحابي لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أحبه، لا يمكن أن يحبه ولم يره. فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعتبر صحابيا، فأحد هو الذي بقي فوق الأرض الآن من الصحابة من نعرف. yow yéen a ko déggandoo mu ni montagne bii mooy saxaaba yonent bi alayhi salaam montagne bii xeer bi nii saxaaba la ci saxaaba yonent bi alayhi salaam la bokk mu ni jamono jii de benn saxaaba moo des ci kaw suuf si mooy montagne bii. te Nadir Abu Anas nee ne kii nga xam ne Xasan wul dëddoo bokk na ci borom xam-xam yu gën a mag ci àdduna bi nee na montagne bi saxaabi la. kon yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg gis saxaaba yi dem leen ngeen gis montagne bi ngeen gisee montagne di ngeen bokk ci taabi'un yi. kon gis ngeen ni kii loolu la wax mu nekk musiba boo xamante ne kenn mënu la ko nettali. ewa déglu leen Cheikh Abdou Razak nee na Al Badr nee na moytu leen ñi nga xam ne wooy borom xam-xam ne ñoo xam ne ñoo sànkute réer. انظر الخرافة كيف تعبث بعقول الجهال، وكيف أن أهل الضلال يروجون مثل هذا الضلال على الجهال استخفافا بعقولهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. waa gis ngeen nee neen Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ne li ma gën a ragal sama xeet bi mooy ay borom xam-xam ñoo xam ne dañoo réer te sànq te Muhammad Hasan bu dëddoo mi ci la bokk. waaw ci la bokk déglu leen. ما بعد ظهر الإخواني الصوفي القبوري التجاني المدعو الددو، وهو يتبرك به بعض النساء. وبتاي رek dafay wax ni kii nga xam ne Xasan wul dëddoo suufi la suufiyanke la tijani la quburi la ba pare encore ixwaani la. loolu ñeent yooyu yëpp Cheikh Faqir lii la wax ci ki nga xam ne moom mooy Muhammad Hasan wul dëddoo. ba tey ñu déglu Cheikh Ousaymin di wax ci moom. أما التبرك بآثارهم وهو النوع الثاني، والتمسح بثيابهم أو بعرقهم أو التبرك بتقبيلهم، فإن هذا حرام ولا يجوز. waa nee na Cheikh Ousaymin lii moom bu waxee yàgg na parce que Cheikh Ousaymin génn àdduna mais Cheikh lii nii mu def nii dañoo indi teg vidéo Cheikh Ousaymin pour wane ne mooy di jël ci di barkeelu ci ay yére wala ci ay karaw nee na loolu dafa xaraam daganul sikki sakk amu ci. gis ngeen ni Mauritanie j'ai fait des miracles damay def ay miracles benn miracle defu ko ndaxte ku bon la ku yees la. kii nag mooy Cheikh kii nga xam ne mooy Nadir Abu Anas wal iyaazu billah bu mu ñëwee fii ci Kaolack Sénégal fii bu mu ñëwee dégg nga muy tari salatul fatiha mooy tijaan yi seen ñu ni lii moo ku ko def benn yoon yaa gën ku jàng alquran juróom benn junni yoon 6000 fois moom la xam ne Hasan wul dëddoo ñëw di ko saxal fii ci Sénégal. moo tax Cheikh Faqir mu ni kii nga xamante ne moom mooy Muhammad Hasan wul dëddoo tijaan yi la te lépp ñu duñ ko weddi sikk sak amu ci. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وكي موي شيخو كيغا خامم موي Nadir Abu Anas sikk sak amu ci ku sanku la ku réer la comme cheikham bii nii. ba tey ñu déglu ko rek wax ju garaaw wax joo xamante ni waxu kéeféer la mu ni Moussa alayhi salaatu wassalaam bantam boobu noonu njabar la woon wal iyaadu billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un déglul. Lors d'une conférence, Nadir Abu Enes a dit que Moussa alayhi salam pratiquait de la magie. Il a affirmé que son bâton qui s'est transformé en serpent, la séparation de la mer en deux, seraient des actes de magie, ce qui est une parole de mécréance, car cela nie les miracles donnés par Allah. Et le miracle de Moussa alayhi salam était quoi? La magie. Son bâton s'est transformé en serpent. mu ni miracle mu'jiza bi nga xam ne borom bi subhaanahu joxoon na ko Moussa neen loolu magie la loolu njabar la kon Moussa njabarkat la woon wal iyaazu billah. Moussa ñëwoon ngir xeex njabar yi. Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw di jàmbaarloog lan ak njabarkat yi mu ni Moussa lu mu yor woon loolu kat ab njabar la wal iyaazu billah. léegi ñu déglu Cheikh Fawzan lu muy wax ci loolu. Devant les non-musulmans. Cheikh El Fawzan a répondu fermement à cette affirmation grave. mbokk julli di ñu dégloo fi muy wax ni Moussa bantam boobu noonu nga xamante ne borom bi subhaanahu joxoon na ko doon loolu magie la loolu njabar la déglu leen. Donné par Allah. Et le miracle de Moussa alayhi salam était quoi? La magie. Son bâton s'est transformé en serpent.
devant les non-musulmans. Cheikh El Fawzan a répondu. kon mbokk jullit yi yéen a ko déggandoo Moussa sikk sak amu ci jàmbaar noonu ak njabarkat yi moo tax bi ñu defee li ñu def ba pare Moussa alayhi salaam suñu borom ne ko sànni sa bant bi Moussa ne bant bi suñu borom subhanahu wa taala def bant boobu noonu nekk miracle nekk mu'jiza moo tax lan la njabarkat yi wax qaalu amanna bi rabbil alamin rabbi Moussa wa Haarun ñun de gëm nañu mooy ki nga xamante ne moom mooy rabbul alamin mooy ki nga xamante ne moom bindaafoon bi gëm nañu kii nga xamante ne moom mooy borom Moussa ak borom Haarun kon Moussa alayhi salaatu wasalaam musul nekk njabarkat mu'jiza boo xam borom bi subhanahu wa taala moo ko jox moo tax ñu déglu Cheikh Fawzan mu ni kay wax bi day waxu kéeféer la te Nader Abu Anas nee na Moussa njabarkat la woon parce que bu nee Moussa bantam boobu njabar la woon magie la woon kon luy wone Moussa kon njabarkat la woon wal iyaazu billah fermement à cette affirmation grave. هذا كفر بالله والعياذ بالله. موسى عليه السلام ما كان ساحرا وما كانت عصاه السحرية. Il rend licite l'isolement, la khalwa. dégg nga yéen a ko déggandoo ba tey kon ginnaaw bu mu waxee wax ju garaaw ji ci Moussa alayhi salaam Cheikh Fawzan nee na wax ji de waxu kéeféer la Moussa musul nekk njabarkat bal Moussa yonente la dafa ñëwoon woo nit ñi ci lan ci tawxiid moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu taaxut kon yonent yi yëpp rusul yëpp dañuy ñëw lan mooy woote ci laa ilaha illa mooy jaamu leen yàlla moom kese bàyyi leen bokkaale borom bi subhanahu wa taala te njabar moom sikk sax amu ci kéefee na yonent borom bi subhanahu wa taala mu ne laa yuflihu saahir xaytu ata njabarkat du musa texe amul fenn mu jaar bu texe kon Moussa mu waxit la woon bokk ci ulul azm mooy bokk ci juróomi yonent yi gën a tedd ci li yàlla bind ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam Ibrahim Moussa mu tam mooy troisième bindaafoon bi gën a màgg ci li yàlla bind bi gën a màgg ci li yàlla bind kon ba tey ñu déglu ko mu ni wéet ak jigéen yéen ñaar rek yow nga wéet ak sa cousin wala sa cousine ci biir kër yéen ñaar rek muy loolu du xal loolu dara nekku ci. Aussi déclaré que l'isolement entre un homme et une femme était autorisé, même s'il s'agit de cousins, cousines, tantes, oncles, etc. Il dit qu'il n'y a pas besoin qu'un mahram soit présent, ce qui est en totale contradiction avec la législation islamique. La religion, ce qu'elle impose, c'est qu'ils ne soient pas isolés. Ils ne soient pas isolés car le troisième, c'est le diable. Donc n'importe qui de la famille, homme ou femme, à partir du moment où il est dans la même pièce, ils ne sont pas isolés. Ah ouais, moi je croyais qu'il fallait un mahram. Mais on ne parle pas de voyager, pourquoi tu me parles de mahram? Voici la réponse de notre... waaw nee na góor ak jigéen daal ñoom ñaar rek bu ñu nekk ci biir de koo xamante ne du sa jabar comme sa cousine yow cousin ak cousine nekk ci biir kër ñoom kese loolu du xalwa loolu dara nekku ci wal iyaazu billah wal iyaazu billah wal iyaazu billah kon gis ngeen ni kii ku sànku la ko ne yoon saam ne waxoon na góor ak jigéen fu ñu wéer seytaan moo leen di ñetteel kon góor waru wéet abadan ak jigéen lu dul dafa ànd ak nag mahramam muy sa cousine waroo nekk ak yéen ñaar kese ci biir kër jàpp abadan sa jabaru mag waroo nekk moom abadan sa jabaru nag képp koo xamante ni étrangère la ci yow waru leen wéet ci kër abadan wala ci biir néeg loolu dafa xaraam ci islam waaye moom nag maanaam sax neen loolu dara nekku ci ba tey ñu déglu ko ci li nga xamante ne wax leen man ahlu sunna ci laa bokk rek loolu jeex na doy na waroo wax yow da nga kii parce que leneen loo wax rek mooy dangaa dolli yeneen kuréel ñu déglu ko. Voilà ce qu'on va dire. Tu fais partie de quel groupe? Moi je fais partie des musulmans, Ahlus Sunna wal Jama'a, c'est tout. Oui, mais beaucoup de gens s'appellent Ahlus Sunna wal Jama'a, il faut se différencier, donc on va se nommer de telle manière, etc. Tu ne feras que rajouter un groupe de plus avec les groupes qui existent déjà. Et ces appellations divisent. waaw nee ne wax man ci Ahlus Sunna laa bokk loolu rek doy na leneen loo ci yokk rek mooy dangaa bëgg kii kan moo nangul nekk ci Ahlus Sunna wal Jamaa koo wax dinaan man ci maanaam min Ahlus Sunnati wal Jamaa kon wax ay salafi yow wax ay man salafi la yow yëpp boo ko yokkee rek mooy da ngay diviser nit ñi kon kenn warul wax man salafi la da nga war a wax man Ahlus Sunna wal Jamaa la jeex na ñu déglu Cheikh Fawzan lu mu wax. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة على الساحة هداهم الله يقولون أن لفظة سلفي تفرق بين الناس فلا تقولوا أنا سلفي. نعم لفظة سلفي تفرق بين الناس، بين السلفيين والمبتدعة وأهل الضلال. الحمد لله، هذه ميزة أن الإنسان يكون على مذهب السلف. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة هذا شرف. وعلى كل حال Cheikh Fawzan ne naam waxu salafi
salafi loolu dafay teqali nit ñi ndax wax jooju salafi mooy li nga xamante ni moom mooy teqali dëgg ak neen mooy teqali ñi nga xam ne ñoo topp alquran ak sunna ak ñeneen ñi ndax ko képp koo wax mu ni la man ahlu sunna la mais boo ko nee salafi man mun duma salafi parce que dañuy naan salafiste yi lu ñaaw li ñuy wax ci mun bon la ñuy wax ci moom salafi mooy ki nga xam dafa topp lan alquran ak sunna déglu leen cheikh am bu sànku bu réer bi tamit fii mu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nee ne firqatu naajiya dafa am mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texe benn firq la nee na loolu amul mu weddi waxu yonent bi alayhi salaatu wasallam déglu ko بعض الناس يرى أن المسلمين جميعا المصلين فيهم فرقة واحدة ناجية والبقية هالكون والواقع يقول لك من الفرقة الناجية يقول لك نحن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية غير موجودة waaw nee na dafa am ñenn nit ñi naan ñoom dañuy bokk ci firqatu naajiya mooy ñi nga xamante ni mooy firqa mooy kuréel boo xam ne moo nar a texe ëllëg yawmal qiyaam nee loolu amul boo la waxee ñan la ñu ne ahlu sunnati wal jamaa muy hada ghayru mawjud loolu amul ahlu sunna wal jamaa loolu amul firqatu naajiya amul kon dafa dàq xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax Cheikh Ubaydullah al-Jaabi ne kazaab kii ab fenkat la déglul هذا كذاب هذا نص محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الأمة وافتراقها فالحديث صحيح صريح وتقبله أهل السنة وعدوه في أصولهم رغم أنفه moo tax Cheikh Ubaydullah al-Jaabi ne kii fenkat la képp koo xam ne nga ahlu sunnati wal jamaa loolu amul firqatu naajiya amul Cheikh Ubaydullah al-Jaabi ne fenkat nga ne ndaxte lu sax la xadis bu sax la bu wér la borom xam-xam yi wéral nañ ko nangu ko mu yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni muy wax jaagi ni wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqa wahidun fil janna gis nga kenn rek moo ciy dem àjjana yow daane sama xëy dañ teqalikoo juróom-ñaar fukki yoon ak ñett 73 parties mu ni ñëpp kenn dong moo ci dem àjjana wahidun fil janna wa sintaani wa 70 fin naar gis nga neen juróom-ñaar fukki ak ñaar yëpp safar lañu 72 yëpp safar lañu kenn dong moo ci dem àjjana mooy kan mooy firqatu naajiya mooy waaye nag Muhammad Hasan Dudu dàq na ko mooy kii nga xam ne mooy cheikh Nadal Abu Anas cheikh boobu cheikh am bi dàq na ko ne loolu amul firqatu naajiya amul loolu amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam qiila ya rasulullah man hum ñu ne salaam ñu ñoo ñan mu ni mooy aljamaa ki nga xam moo topp sama mbooloo mi ci beneen xadis mu ni ma ana alayhi wa ashaabi ki nekk ci li ma nekk ba ak samay saxaaba kon kii ku sànku la ku jara moytu la ku jara moytu la kon mbokk jullit moytu leen Nadar Abu Anas ku sànku la ku réer la ki nga xam dafay wax ni Moussa li mu yore woon bant bu mu yore woon ab njabar la kii nga xamante dafay wax góor ak jigéen mun nañu wéet ci benn néeg kii nga xamante ne dafay alakula dalaatam bëri na teg nañ ko fii te am na yeneen ak yeneen mais du xaj ci vidéo bi kon ñu ngi wax subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yéen salaam nee ne ni'ma salaf ana laki moo tax jii lañu jëlee as kalima salafu saalih mooy suñu mag ñu baax ñi waaye nag ñoom dañ koy dàq wal iyaadu billah